ay dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf booy jinne ma joomi démb ca misira journal yi xëy nañu dine ñu tili ni ko sandarma yi ngee la joo ca Tamba ubbi l'Observateur yéene kaay bi wax nañu A ba Z ni ñu jàppee booy jinne bésub ñaari fan ci weeru juin ci la booy jinne daam si di benn waay bu jóge Côte d'Ivoire Cheikh Ndiaye ak beneen waay bu tudd Abdou Faye ñoom ñëpp ci la ñu jóge woon Kër Mbay Fall dugg ci benn watab 4x4 bu weex am kenn ci ñoom ku jëloon benn mëtëb te max jiitu leen ngir doon leen joxe information ci montage yi takk der yi journal bi nañu ci noonee ci la ñu teggee checkpoint yi di wiire ka wër wagaat ci frontière Mali la ñu jëmoon ngir jaare fa jàll Côte d'Ivoire waaye boobee fekk na sandarma yi am ay renseignement yu leen xamale booy jinne mi ngi ci route nationale numéro 1 bi soit ci diggante Tamba ak Kédougou wala ci diggante Tamba ak Kidira ci benn wata particulier la nekk am na it benn moto T-Max bu jiitu oto bi ci la gaayi colonel Mané yi nekkee ci seenu patrouille bay dugg Misra gis fa moto T-Max bi muy jël gasoil ñi newoon ci oto bi ñoom it ba ñu demee ba mu yàgg séenatuñu moto bi dañoo dëppaat def demi tour ngir xam ana lan moo téye moto T-Max bi ñu àndaloon ci la ñu daje ak sandarma yi ñu jàpp leen waaye bi ñu xoolee oto bi gisuñu ca booy jinne ndax wàcc na bu yàgg chauffeur ba moo ca newoon ak yeneen ñaari nit sandarma yi fuyu oto bi gis ci ay bagages yi booy jinne ba ci mbubb mi mu soloon bi muy def ab interview ak waa iTélé sax fekk nañu ko ca bagage ya comme wolof nag nee na fa gaynde boo fakki doomam médd sor yu fa ci la gaa yi xamee ne booy jinne mi ngi ci tig-tigal gi ci la ñu ko waree gis ko muy daw gaañi dàq ko ba jàpp ko l'Observateur xamal ñu ne moom booy jinne nag bi muy dàqante ak sandarma yi ci la jëlee benn ci téléphone yi mu yoroon tajote ko fekk nañu ci moom nag ñeenti téléphone ak xaalis bu jegee 2 millions le témoin nañu ak rëccam maanaam évasion moom booy jinne gi la yoon weesul ñeenti fan gaañi jàppaat ko na sandarma yi def ba jàpp ko le témoin tegal nañu ko réew mi quotidien xëy bind ne Michael Scofield daanu na ni ñu ko jàppee yéenekaay bi moom it mi ngi ñu koy nittali minute par minute Les Échos nañu ca Misra ga ca Tamba fa la bàyyi Modou Fall di booy jinne daano journal La Tribune xëy di ñu wax yi nga xam ne ñoo ko sànk ba tax sandarma yi ne ko nipp journal bi dolli ñu ci ne bi leen sandarma yi jàppee fekk nañu ci ñoom ay jumtuwaay yoo xam ne ñoom la wuyu yi di faral di jëfandikoo bu ñu bëggee cambriolé Source A xëy di ñu détaillé li leen sandarma yi fekkeel bi ñu leen jàppee jàppante bi woon ci tribunalum Njaareem ci diggante avocat bi di maître Abdoulaye Babou ak procureur Mamadou Diawo anki dina kay mi ngi xëy di ñu xamal ne Union des magistrats du Sénégal di waa UMS dugg nañu ci coow li avocat bi di maître Babou moo tuumal procureur Diawo ne dafa sàllawlu yoonu murid te loolee moom Abdoulaye Babou du ko may du may kenn mu taxaw di nappaaje ngëm-ngëmam waxam joojee nag la waa Union des magistrats du Sénégal ne ay tuuma yu garaaw la wax ju rëy la wax la ju dangereux te duñu ko bàyyi noone ki ñuy tuumal di procureur Diawo enquête xamal nañu ne awalu IRHCM lay xaar ngir mën a porter plainte maître Babou magistrat beneen di juge Souleymane Teliko mi porté woon plainte Madiambal Diagne ndax nee na da koo sosal Les Échos nee nañu seenub layoo démb la woon ci tribunal bu Dakar waaye yëf yu yombul woon seddul woon giita ngas la woon ba fin Madiambal Diagne la mu waxoon dindi wut ci lu toll ne tarfatal ay ni Souleymane Teliko moom it dellu weddi tuuma yi ba mu set wecc avocat yu Souleymane Teliko yi mayuñu Madiambal Diagne dara Madiambal Diagne ak ñi mu àndal ñoom it mayuñu leen dara moom jiital Avenir Communication journal bi nee nañu dem na sax bay xam le ne dana porter plainte waa Union des magistrats du Sénégal Le Quotidien nañu ab layoo bu bari woon jalti la ñu dund démb ci tribunalum Dakar ci diggante Madiambal Diagne ak Souleymane Teliko moom Souleymane Teliko nee na Madiambal Diagne da koo singili Madiambal Diagne xam le ne ci magistrat yi wax ji concerné moom rek moo ci taxaw naan mi ngi joxe ay leçons de morale seen diggante nag li ci yoon di dogal réew mi quotidien nee nañu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ca la ñu koy xam li ñu xam daal moo di Souleymane Teliko ndàmpaay lu toll ci genn wàllu milliard maanaam 500 millions moom lay laaj Madiambal waa ONG Jamra wax nañu ci la Sénégal ne faramaçon yi ci réew mi dañuy amal ab assemblée générale fii ci Sénégal bu ñu ca noppee nag ca la ñuy tànn kenn ci ñoom faramaçon yi def ko grand maître de la grande loge du Sénégal état bu Sénégal sàppali na saf-safal yi ci réew mi yëral xët mu njëkk l'Observateur bouillon alimentaire yi maanaam ñoom jimboog ñoom ajaak ñoom majeek xeet yooye muy yi ñuy defaree ci réew mi di jóge bitim réew yu ci nekk état bu Sénégal yokku na taxe bi mu ci tegoon fas MDD di waajal ñaari manifeste ci weer wi ñu ne mouvement buy taxaw ngir aar démocratie ci mim réew nanguwuñu bàyyi kilifa yi li ñu bëgg mooy ñu bàyyi juróom-ñett ñi ñu tegoon loxo ci manifeste yu tàngoon lool yi amoon ci weeru mars bi weesu ci mim réew ñenn sax ñu tàmbalee xiifal buñ sukkandikoo ba tey ci ñii di waa M2D ay bés gannaaw ba mu rëccee ca prison bu camp pénal booy jinne dañ ko teg loxo ca Missirah ca Tambacounda yegg seen Dakar bu sukkandikoo ci suñu xabaar yi mujj ni ki démb la jóge Tambacounda forum civil forum du justiciable nag ne dafa jël ñu daal di ko jugé ndax moom mi di booy jinne dafa yàgg lool ci kaso bi kuréel bu boole magistrat ci Sénégal nag mere lool maître Abdoulaye Babou dañoo wax ne daal kaddu yi mu teg ci ndodd procureur bu Diourbel ay kaddu yu mën a metti xol la jëmale ko ci kër Sëñ Touba Mbacké UMS nag di ko metti lool ba fu mënti yem te sax di ñaan kilifa yi yor justice maanaam yoon topp kii di maître Abdoulaye Babou ci kaddu yooyu mu yëkkati ñaaxal pat xibaar tàggat yaram xibaar ñeel Tchad ak yéen kay ci technique bi Kader Lo may sambay moo nekk ci digital ba salaamaaleykum
dal leen jàmm kuréel bu ëmb magistrat ci Sénégal nag mere lool kii di maître Abdoulaye Babou ndax moom mi di avocat na dafa daal di yëkkati ay kaddu yu ñagas teg ko ci ndoddu kii di procureur bu Diourbel ne da ko jëmaloon ci ku tedd ki di Serigne Touba Mbacké ci ab audience foofu ci tribunal bu régional bu Diourbel ci benn fan ci weer bi ñu ne la woon kuréel boobee nag boole magistrat yi ne daal dañ koy metti ba fu mu mënti am ci sax di laaj kilifa yor lii di yoon di justice topp kii di maître Abdoulaye Babou ci kàddu yee mu yëkkati ñu daal di fësal loole yépp ci ab communiqué da ko doon jàngat kii di Amadou Sabax Ba. magistrat sénégalais yi dañoo mer ba futtu li ko waral kàddu yi nga xam ne maître Abdoulaye Babou yëkkati na ko avocat bi di tuumaal procureur bu Diourbel ne dafa yëkkati ay kàddu yu tegginuwul teg ko ci ki nga xam ne mooy Serigne Touba ci benn audience bu amoon ci tribunal régional bu Diourbel waaye UMS weddi na yooyu le kàddu nee na amul benn yoon ci benn communiqué union des magistrats sénégalais di xam ne kii di maître Abdoulaye Babou moom moo jël ay kàddu yu ñagas teg ko ci ki nga xam ne moo fa teewal parquet maanaam procureur li ci gën a garaaw bu ñu sukkandikoo ba tey ci li nga xam ne mooy boobi le communiqué maître Abdoulaye Babou jël mbir mi bëgg koo jaarale ci mbiru tarixa ngir taalibe muridi jàppale ko ci li nga xam ne moom la doon wax te loolee magistrat sénégalais yi ñi ngi koy ñaawlu bu baax a baax te jàpp nañ ne du cëru ki nga xam ne mooy maître Abdoulaye Babou ndax du procureur rek la tooñ waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci famille justice yëpp UMS di woo ñi nga xam ne ñoo ŋànk yoon fii ci Sénégal ñu topp mbir mi te dàquñu yóbbu ci yoon ki nga xam ne mooy maître Abdoulaye Babou ngir lu ni mel rek bañ a amati ci réew mi ba tey bu ñu sukkandikoo ci seen boobi le communiqué UMS di fàttali respecter justice war na ku nekk rawatina avocat yi tey wéy di ñaawlu kaddu yi nga xam ne dañoo jàpp ne dafa ñagas mu tukkee ci maître Abdoulaye Babou. procès Madiambal Diagne ak Souleymane Teliko ñuy na xaar délibéré bi fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu ne partie civile nag daal toll ci fukki avocat dañoo jàpp ne kii di président bu groupe Avenir Communication dafa rek bëggoon def lu metti kii di Souleymane Teliko défense na jàpp ne procédure ba dafa jaarul yoon Pape Bes di ba ci ay leeral. lu ëpp fukki avocat yi solal mbubu Souleymane Teliko démontré nañ ci procès bi élément yi ñu jàpp ne wàllu yàq der am na ginnaaw Madiambal Diagne bu mu yëkkatee kaddu yi di ko tekk ci Souleymane Teliko kenn ci ñi di défendre président bu UMS di maître Etienne Ndione nee na kii di Madiambal Diagne wax yu mu yëkkati nag tegu ko fenn. Madiambal laaj nañ ko ndax li ngay wax mën nga ko firndeel mais mënu ko firndeel parce que nee na dafa juum ci wax ji te dossier bi du rapport soo ko xoolee dafay gëmloo nit ñi wax pour nit ñi gëm ne c'est un rapport d'audit ak un rapport de contrôle benn document la rek te ci document bi fenn waxuñu ne président Teliko dafa sàcc xaalis dafa jël xaalis dafa détourné xaalis et pour wane ne sax moom dafa ñëwoon pour def lu métti mooy prouvé wul firndeelul li nga xam ne moom moo tax ñu wax ko président Teliko. maître Abdou Dialy Kane ak maître Baboucar Cissé ñoom nee nañ avocat partie civile bi dañu def ay jaxase ki amalgame yu bari ñu jàppane procédure bi nga xam ne moom la ñu teg Madiambal Diagne dafa baaxul maître Baboucar Cissé. parce que seulement procédure diffamation dafa am lu muy àndal parce que Madiambal lu ñu koy tuumal mooy benn émission grand jury RFM muy Babacar Fall moo koy animé donc émission boobu ñu ne am na benn déclaration bu mu def foofu normalement directeur rajo bi la ñu war a cité ak éventuellement journaliste bi booy animé émission bi pour diffamation moom il doit être poursuivi pour complicité mais ñoom defuñu ko ñoom dañ ko poursuivre pour auteur principal donc alors que loi bi du loolu la wax donc loolu moo tax ñu estimer que procédure bi baaxul ñu daal lu ñu jàpp mooy procédure bi dañ ko war a annulé. Madiambal Diagne sax moom ci wàllam nee na dina topp Teliko mi nga xam ne tuumal na ko ci kanam baar bi ne ba muy nekk greffier dafa violé woon benn xale bu jigéen délibéré bi ñi ngi koy xaar 17 juin. Pape Bes Diba forum justiciable nag li mu bëgg mooy kilifa yi yor justice daal di juger ni mu gën a gaawee kii di Baye Modou Fall alias Boy Djiné niki nag démb lañ ko teg loxo foofee ca Missirah ca Tambacounda ñu déglu nag kii di Babacar Ba ak kii di Jomaron. waaw ki nga xam tey mooy Boy Djiné gannaaw bi ñu ko tegee loxo fële ca Tambacounda par les éléments de la gendarmerie gannaaw bi mu rëccee kaso ba nga xam ne fa lañ ko dencoon muy camp pénal mu nekkoon nag évasion boo xam ni dañ ko dénoncer à la dernière énergie parce que ñun forum du justiciable dañ jàpp que ni amul lenn loo xam tey war na mën a justifier une évasion mënuñu si ànd tey mënuñu si ànd ëllëg donc dañ koy dénoncer à la dernière énergie maintenant comme teg nañ ko loxo li ñuy demander mooy à ce que Boy Djiné nañ ko àtte ak nu mu gën a gaawee nañu vider li nga xam tey moom mooy dossier am parce que moom aussi en tant que détenu
il a des droits droit bi ci njëkk nag mooy le droit de se faire juger dans un délai raisonnable te loolu boo xoolee c'est un principe universel boo jëlee article 7 de la convention européenne des droits de l'homme wax na ko nga jël article 6 du pacte relatif aux droits civils et politiques wax na ko nga jël article 7 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples boo ci jël moo ngi naan la tout détenu a droit d'être jugé dans un délai raisonnable donc nag ma ñuy ñaan à ce que Boy Djiné nañu jublu ci dossier ñu àtte ko dans un délai raisonnable pour que wax dëgg yàlla ñu mën a jublu ci leneen. ñu des ba tey ci wàllu yoon ndax ñi di waa M2D lu ñu bëgg mooy ñu daal di bàyyi juróom-ñett ñu teg loxo ci weeru mars bi weesu ci manifeste yu métti yi fi amoon waral sax ñu daal di ne dañuy amal ñaari manifeste ci weer wi ñu ne fukki fan ak benn ak ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi ñu ne ba tey dinañ amal yooyu lee manifester li ñu bëgg nag mooy ñu bàyyi ñooñee ndax sax dañoo tàmbalee lii di xiifal ñu déglu leexal Ndeye Mati Dian. M2D jug na ca noppi ga mu nekkoon. ñu ngi woowaat sénégalais yi à la place de la nation. mouvement bi li muy sàkku mooy ñu bàyyi juróom-ñett yi ñu jàppoon ca yëngu-yëngu yu amoon ca weeru mars bi ñu génn ci noonee sax ñuy waajal ay yëngu-yëngu ci gox yu bari fii ci Sénégal. dafa am suñuy camarades yi nga xamante ni dañoo nekk ci ay xat-xat ñu ne waruñu ñu toog di leen di seetaan ñu ne dañuy organiser ay manifestations pacifiques vendredi 11 bii di ñëw ci Dakar Ziguinchor ak Diourbel mais aussi le mercredi 23 juin ñu ne dañ koy jëmmalaat. la ñu diggoon kii di Serigne Mountakha Mbacké app ba jeex na Chérif Ngaydo bokk ci M2D. M2D bi nga xamante ni dafa woote woon ay rassemblement pacifique ñu gis ne police sénégalaise génnoon na réprimer ba yenn yi am ci xalif général sëñ Mountakha Mbacké yóndee woon si ñun benn ndaw pour ñu bàyyandiku li nga xamante ni moo nekkoon manifestation yi ñu dalandi woon parce que dafa am ci loolu ay points yoo xamante ni dañ ko joxoon mu tolloon ci 10 points pour mu wax ceeg président de la république daf ci am benn point bi nga xamante ni ñun moom moo ñu gënoon yitteel ñu libéré képp koo xamante ni jàppoon nañ ko ci manifestation yi ñu tuddee woon leen ay otage politique. waa M2D ne njiitu réew mi di Macky Sall dafa war a bàyyi juróom-ñett ya mu jàpp lii lee dong mooy tax ñu bañ a amal yëngu-yëngu yi ñuy waajal. Ndeye Mati Dian juróom-ñett simili teg na juróom-ñett waxtu teg na juróom-ñett simili fii ci RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñii di waa M23 dal ci kaw ay activistes yoo xam ne la ñu taxaw daal ne ay jafe-jafe am na ci wàllu suuf foofe ca Nianing ak Dougar coordinateur bu mouvement bi nag dafa nanguwul daal li ñuy wax. am na ci wàllu suuf ci yooyu les gox Ousmane Ndiaye ne daal dañuy rek jëfandikoo ñenn ñi ci wàllu politique jëmale ci wàllu coowal suuf ndax daal dañoo jàpp ne politique kese moom moo ko dal M23 nag nekkoon démb ca conférence de presse ca siège am dil tam laaj ñu daal di saytu koppar yi nga xam ne ñu ko dugal ci utal ndaw ñi nii di xëy leexali Mohamed Diop. M23 di mouvement des forces vives de la nation àndul ak kuréel yi nga xamee ne ñoo ngi xeex ca Nianing ak Dougar ci jafe-jafe yi nga xamee ne moom mooy jafe-jafe suuf yi ñu fay nemmeeku Ousmane Ndiaye di coordinateur national bu M23 jàpp na ne ay politiciens la. yoo xam ne seeni kàng dong la ñuy faral moom moo tax ñu yëkkati question yu ñu mel di ko mbuboo lu ci bari yenn saa yi dafay nekk ay nit yoo xam ne dañuy jóg di def instrumentalisation. Nianing amul benn jafe-jafe suuf amul scandale foncier bu fekkee ne saytu ngir gis dëgg ak yoon kese aussi moo tax ñuy wax bu ñu demee fële ñu naan Dougar ñi nga xam ne nii ñoo tudd Pickup Investment lépp fa ñu waroon jaar ngir am suuf sa jaar nañ fa. waaye nag mbirum suuf war nañ ko waxtaanee bu baax a baax ci biir réew mi Ousmane Ndiaye ak ñu mu àndal jàpp ne jot na ñu amal ab conseil présidentiel jagleel ko question bi nu mel la. importance bi suuf am ak sensibilité bi mu am ak jafe-jafe ni mu baree ci réew mi ci wàllu suuf jot na conseil présidentiel boo xam ne dañ koy tijjil acteurs yi. lu jëm ci xëyum ndaw ñi M23 rafetlu na bu baax a baax li nga xamee ne njiitu réew mi jël na ko ci ay dogal waaye. emploi des jeunes ñi koy yoroon ñu jox leen ay financement ñu war a financer jeunes yi financement yooyu dañ ko war a leeral dañ ko war a auditer. kan la ñu jox ñaata lañ ko jox lu tax ñu jox ko loolu dafa war a leer parce que loolu principe la républicain surtout nag ci wàllu bonne gouvernance waane dañoo jàpp ne politique d'emploi tey ci réew mi ñi nga xam ne nii ñoo ko yoroon bi événement yi di am tey seen échec ñépp gis nañ ko. M23 di waaj a féete li nga xamee ne mooy fukki at bu ñu ko sampeek léegi muy occasion boo xam ne nag
danañ ko taxawal ngir mën a jël ab jàngat ci xew-xew yi fi amoon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin atum 2011. Mohamed Diop ànd gësam déposé na ab plateforme revendicative ngir nag ñu taxawu leen ndax daal seen anam ñu liggéeyee doy na waar la ñu wax te tamit bëgg nañu ñu daal di leen yokkal seen i prime de risque ñoom ñooñu nag di yëngu ci wàllu paj mi ci mim réew nag ne sax bu ñu amul saafara dinañ dem ca grève ànd gësam tàmbale ab tournée ci mim réew ñu nag tàmbale ko fii ci Ndakaaru ni ki démb Ndeye Mbour Sembène. syndicat ànd gësam mu ngi delloo buum sa boy ba ñoom nag seen bëgg-bëgg moo di ñu fulaal li ñuy laaj ñoom membre yi sax bañuñu si ba gàntal liggéey bi Pape Ndiébel Dieye mooy vice président boobu les syndicats. su ko nguur gi déggul dañuy dem grève waaye nag suñu sañoon duñu yegg foofu parce que gis nañ contexte bi fi nekk mais lii tam dafa nekk ay poñ yoo xamante ne dañoo jàmp te tam ñu yàgg cee wax. plateforme revendicative bi ñu teg daanaka expiré na boobaax fukki fan ak ñaar si weeru mai président assemblée syndicale mu ñuy xamal poñ yi si nekk Yankoba Fall. point yoo xam ni dafay concerner situation collectivité locale yi am na point yoo xam ni dafay concerner la régularisation de la situation des techniciens supérieurs yoo xam ni dañu nekk hiérarchie B2 te actuellement yeneen corps yi ñu am muy sage-femme d'état yi infirmier d'état yi ñoom mantel nañ leen ñu leen di recruter bac plus 3 ñu nekk hiérarchie A1 donc nag loolu dugal nañ ko ci suñu plateforme am na aussi yeneen choses yoo xam ni dafay concerner recrutement bi di concerner aussi indemnité d'itinérance bi am na lu ñuy tuddee indemnité de risque ndax xam nga ni personnel de santé ay risque rek la ñuy daw. si ab tournée bu ñuy amal benn si ayu bés nga xamante ni door na tey jii si Ndakaaru ñoom syndicalistes yi lu ñu bëgg moo di gën a ñoŋal mobilisation bi te itam ñaax seeni ndaw yi ngir li ñuy liggéeyee gën a jaar yoon. Ndeye Mour Sembène. Kër Massar nekk département am na ci nag ab soxna boo xam dafa yàgg taxaw ngir loolu daal di am di ko rafetlu waaye nag moom it di juriste di Soukayna Gueye ne buñ leen gungewul boobu les statuts du change maanaam du soppi dara foofe ca Kër Massar mu nag yokku ne faw ñu amal budget bu doy ngir ay jumtuwaay foofee moo xam ay hôpital wala sax dimbali ndaw ci wàllu xëy lu ko may moom duñu mën a xeex mukk ñàkkub kaaraange ca banlieue bu Ndakaaru docteur Soukayna Gueye ak Jo Maroon. li jàmp mooy bu fekkee ni tey jii Kër Massar dafa changé statut mooy ñu xalaat ci budget Kër Massar ndax Kër Massar Malika Yëmbal Sud ak Yëmbal Nord ñoom ñi ngi dépendroon ci budget fi ñuy waxoon ville de Pikine am na benn partie Kër Massar boobu tamit mi ngi dépendroon ci fi ñuy wax ville de Rufisque mais li dépendroon ci ville de Pikine tey jii ville de Pikine moo leen daan jox tey bu fekkee ni ville de Pikine moom budget 8 milliards la woon en 2020 ñu dugg nag léegi ci départementalisation Kër Massar lan lay demee est-ce que yëpp Pikine 16 communes la woon est-ce que communes yi ñu génn ci Pikine seen budget dañu koy génn kat ko ci Kër Massar ou bien est-ce que dañuy bàyyee Pikine 8 milliards am da ko mooy ci recette am ci budget léegi Kër Massar nag ñu jox ko dafa bu bees bu mu mën a doxalee ñu jàpp ni tey ji ñu ngi naan estimation 5 milliards mooy budget Kër Massar au département de Kër Massar am na ñu ne sax àggu fa mais bu fekkente ni dañu bëgg tey mu bañ a nekk rek départementalisation bu yem ci tur mais mu nekk département boo xamante ni boo fa ñëwee di nga xam ni fii département la ci hôpital ci école ci li ñuy wax tali yoon yu baax ci régler définitivement problème mu inondation boo xamante ni bu tawee bu xiinee sax nit ñi tiit bu tawee nit ñi jaaxle ci foo xamante ni sécurité dara amu fa ndax xale yi amuñu liggéey seen problème mu xëy nekk fa ci zone boo xamante ni jigéen ñi dañuy daw guddeeg bëccëg ndax amuñu li ñuy wax autonomisation des femmes bu ñu bëggee régler loolu il faut ñu jël budget bu takku jox ko département de Kër Massar. ak RFM kumpa jeex na. tournée économique muy amal ñu ngi xaar kii di président Macky Sall ca bët gànnaaru réew mi waaye nag bu dee ñii di responsable yu coalition présidentielle ñu ngay takku ngir mobiliser. am na nag ñoo xam ne di ay ndaw ñoom dañoo mer ba futtu ba sax waral ay mouvement yu bëri daal di juddu rawatina foofe ca Matam ñu ngi fay xaar kii di président ak ay doléance Ali Bandel Niang. Fouta tampi maanaam Fouta sonn na Macky gëstul Fouta ba si Dande Mayo émergent bëri na ay kuréel yiy jóg ngir kon ñaawlu nekkin bi askanu Matam nekkee te nag di ay yëglu ay kuréel yi nga xam ni weer yi ñu génn yëglu nañu bu baax a baax rawatina ci yëngu-yëngu politique yi fi amoon ci weeru mars bi ñu génn waaye tey ji kat jàpp nañ ni loolee du dara lu dul ab yëngatu ab agitation ak manœuvre politicienne ndaxte nag kii di meeru Nabadji Civol jàpp na ni
ni bi Macky Sall yore nguur gi léegi diwaanu Matam gis na ci boppam bu baax a baax des kàddu yu mu yëkkati ci assemblée générale bu yaatu bi ñu amal ci teewaayu délégué yi jóge ci juróom-ñetti fukki dëkk yi bokk ci commune bu Nabadji Civol la. maa yu gisuma leen dégguma leen xam naa ne fii base Macky Sall la base boo xam ne dafay yàgg parce que dafa nekk base Macky Sall balaa Macky di yegg si ci nguur gi te bu soobee yàlla dinañ woon Macky Sall ak peuple sénégalais bi yëpp nu ñu mel ak moom ndax nu mu mel ak réew fii dara amu fi woon en tout cas moom bu mu ñëwee ci nguur gi ba léegi yokkal dañu lu bëri waaw côté ndox côté courant te tali béykat yi ak nappkat yi ku ci nekk gis ne boppam 2012 ba léegi léegi bu soobee yàlla dinañ àndaat ak moom dinañ wone ni ñu ko jàppee ak ni ñu koy jàppale. gannaaw tukki ba mu amaloon ci Saloum ak Sénégal oriental diwaanu Fouta di waajal président Macky Sall mi war a ñëw fii ci diwaanu Matam dina tukki bi nga xam ni ngir waajal ko moo waral ndaje bu yaatu bi nga xam ni kilifa yi Benno Bokk Yaakaar joxante woon nañu ndaje ci Seedo Sebbe mu nekkoon seen naataango Ali Bandel Niang fii ci diwaanu Matam pour RFM. dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Seydou Nourou. dañ koy tàmbaleeg football. wàllu football waxtaanee championnat bu Sénégal démb nag dañu doon dabe jogante ko amoon solo ci stade Alassane Djigo bu Pikine diggante ñii di waa AS Pikine ak Teungueth FC. AS Pikine ma nga féetee ci ñaari place bi Teungueth FC féetee ci place bu njëkk bi waaye démb ca ba ñu doon jongante foofule ndam demul ndam dikul ku ci nekk nag jot naa dugal moromam benn bit loolu yëpp ma nga amee woon ci teewaayu ndongo ka. AS Pikine Teungueth FC mu nekkoon nag match bu ñëpp doon xaar waa Pikine yëpp daal dee màbb nag jubali stade Alassane Djigo ni dañuy yox nag dem jëli ko ci tribune yi supporteru AS Pikine ak supporteru Teungueth FC ku ci nekk yi wane sa bopp ngir buux nag sa équipe mu jëm sa kanam. ci terrain bi nag waa Teungueth FC ci simili njëkk wane ne nag ñoo gën a bëgg match bi 4e minute ci lañ daal dee yoxosu nag défense bu AS Pikine Pape Ousmane Sakho daal dee dugal but bi tax waa Teungueth football club daal dee jiital nag waa AS Pikine waaye fekk jamono joojee doomu Pikine yi noppeeguñu nag ngir bàyyi waa TFC daal dee doxal ndax nag laataa ñu dem ci mi-temps bi ci lañ daal dee égaliser El Hadj Malick Ndong moo dugal but bi tax ci 35e minute waa AS Pikine daal dee dabu nag doomu Teungueth yi ba bi match bi jeex taxul nag résultat yi daal dee soppiku ñaari équipe yi noonee lañu témboo kenn ku ne dugal benn bal ci sa kangi moroom mu nekkoon nag njeexitalu fukkeelu bëccëg ak ñett biñ doon dabu nag ci championnat bi tax nag ba Teungueth FC daal day gën a jiitu ci classement bi ak 37 points AS Pikine topp ci ginnaaw ak 35 points Ndonga Ka Pikine rajo Futur Média. Ndonga Ka ba match bi jeexee nag kii di Youssouf Dabo moo di tàggat équipe bi nga xam te ne moo di Teungueth FC daal dina yëkkati ay kaddu la ma wax nag moo di ay pexem sotti na ñu déglu ko ba tey ci micro kii di Ndonga Ka. deuxième mi-temps bi c'est vrai que moo gënoon a métti si ñaari équipe yëpp parce que premier mi-temps bi dafa bëri woon intensité quand on arrive benn période si match il faut que ñu comprendre que voilà ay nit kese la ñu ñoom ñooy daw à un moment donné il faut que ñu ressentir fatigue bi donc on a essayé de gérer la fin du match et on l'a réussi tey jii ñun am nañu 6 points sur Génération Foot ñu am ñaari points si AS Pikine mu des 8 matchs c'est 24 points c'est beaucoup il faut pas que ñu nelaw ñoom ñoo recevoir ñoom ñoo dem regroupement depuis 3 jours ñun ñu ngi woon suñu terrain dañuy entraîné ñibbi donc il y avait pas de pression chez nous xam nga ki nga xamante ni moo déployé les moyens def peut-être préparation boo xam uute na ak yeneen match yi xëy na kooku moo am pression ñun amuñu woon pression boobu parce que dañuy entraîné ñibbi ñun li ñu maîtriser rek la ñuy def mooy terrain le résultat personne ne le maîtrise. AS Pikine ka leen di tàggat moo di Massamba Cissé moom itam ba match bi jeexee am na ay kàddu yu mu yëkkati gis na ni poñ bi nga xamante ni jëlee na ko ci Teungueth FC doon na poñ bu baax te fi mu toll nii sax ñoom dañoo jublu ci seen prochaine rencontre seen diggante ak Casa Sport bu Ziguinchor. donc Teungueth FC mën nañu tàmbale ci benn erreur boo xamante ni suñu gardien def na ko donc ñun tamit dellusiwaat nañu égaliser foofu nag xam naa ne après ñaari équipe yëpp ku ci nekk da ngaa xaw a ragal tuuti defaraat say garde parce que ñun amoon na fuñ jógee Teungueth FC tamit amoon na lu mu yaakaaroon ñun ñu fekk si waat ko donc il fallait que ñëpp defaruwaat moo tax deuxième mi-temps bi xaw a fermé wu tuuti ku ci mel ni Génération Foot soriwul trop ku ci mel ni Jàmbaar am na benn match en retard bien vrai que ñun rawee nañ ko tey ji 4 points ak Casa Sport ni ñu koy préparé rek comme d'habitude comme ni ñu doon préparé match Teungueth bi donc nag Casa tamit équipe bu mag la donc dañ ko respecté dañ ko jox li ci war yëpp pour que ñu am ndam ci moom donc parce que moom nag moom moo ñuy fekk si te biñ ko fekkee ñun dañu témboo woon 0 bi partout sax tey jii bu waree ñëw seet si ñu aussi ñun dinañ def moyens yëpp dañ ko jéem indi suñu côté pour jéem a am ndam ci moom.
niki démb itam amoon na geneen jogante ca Kaolack stade Lamine Gueye diggante Mbour Petite Côte ak Jaraaf bu Dakar Mbour Petite Côte nag fa lay recevoir ay équipe yi nga xam ne ñoom lay tasal ñoom nag dañoo mujj am ndam seen digg ak Jaraaf bu Dakar benn bal ci dara ci classement bi Teungueth FC féete ci place bu njëkk bi daal ne am fanweeri poñ ak juróom-ñaar AS Pikine moo féete si ñaari place daal di am fanweeri poñ ak juróom Génération Foot troisième daal di am fanweeri poñ ak benn. bu loolu weesoo Seydou ñu daal di waxtaanee équipe nationale bu Sénégal di waajal jogante xaritoo niki samedi gi ëllëg 19h ci stade Lat Dior bu Thiès diggam ak Zambie lay daal di doon ñoom sax démb dañoo daal di bër des seen hôtel ngir kon bokk nopp lu ko ak itam waxtaan seen biir na si tamit ni nga xam te ne moo di seen i pexe ngir mën cee am ndam ñoom nag tey jii dañ daal di kon bokk wutaliwaat stade Lat Dior bu Thiès ngir daal di fa amal ab séance d'entraînement bu mujj laat ñuy soobu ci jogante gi yëf yi nag ci ndorteel ga danañ ko ubbil ñi nga xam te ñoo di journalistes yi 15 minutes lañ leen daal di may bu loolu weesoo ñi nga xam te ñoo di ñaari entraîneurs yi danañ daal di amal conférence de presse waa Zambie ñoom itamit dañu daal di kon bokk entraîné foofu la ci stade Lat Dior bu Thiès tey jii ci bu 19h jotee am na fukki simili ak juróom yi nga xam te ne tamit may nekk journalistes yi ngir ñu daal di teewee li nga xam te ne moo di séance d'entraînement bi leneen li nga xam te daal mën nañ ko wax ci wàllu jongante xarito yi nga xam te ñu ngi koy amal jamono gi ngir waajal lii di éliminatoire Coupe d'Afrique ak itam Coupe du Monde démb ñi nga xam te ñu di waa Algérie di équipe championne d'Afrique en titre ñoom dañoo daal di daan ñii di waa Mauritanie ñeenti bal ci benn kii di Sofiane Feghouli jot naa dugal ñaari but Adam Ounas jot a dugal benn but ba ka ca des nag moo di Bounedjah moom moo ko daal di dugal kii di Sidi Yacoub moom moo daal di kon bokk réduire score pour équipe yi nga xam te ni moo di Mauritanie geneen jongante waaye bi la yoon ci tugal Belgique dafa daal di match nul démb diggam ak ñi di waa Grèce 1 but partout Ukraine daal di am ndam ci diggante ak Irlande du Nord 1-0 Turquie daal di daan Moldavie 2-0 Liechtenstein moom dafa daal di ñàkk 7-0 ci diggante ak ñi di waa Suisse ñu daal di dellu suñu réew waxtaane wàllu beach soccer ak équipe nationale bu Sénégal mi nga xam te ni jënd lii di Coupe d'Afrique bi niki week-end bee passé fii nii ci Saly bii moo di juróom-benneelu yoon kon bokk ñuy daal di def lu ni mel tey ji nag jot na kii di njiitu réew mi nag Macky Sall daal na jël dogal ngir daal leen recevoir niki kon bokk semaine bi nii di ñëw ngir daal di leen sargal ba pare daal leen joxe ab exemple ci li nga xamante ni daal def nañ ko wane ko ñoom mi nga xamante ni ñu yëngu ci wàllu beach soccer ñu daal di ko jeexale ak wàllu handball ak équipe nationale bu Sénégal ci wàllu jigéen ñi di waajal li nga xamante ni moo di Coupe d'Afrique bi ñu nar kaa amal ca Yaoundé palais polyvalent des sports fa la ñuy daal di amal li nga xam ne moo di Coupe d'Afrique des Nations bu handball ci wàllu jigéen ñi dinañ ko daal di door fukki fan daal di ko jeexal ñaar fukki fan ci weeru juin bi ci yoon googu la sax suñu équipe nationale bu handball tey ji jëwriñ gu yore wàllu tàggat yaram bi di Matar Ba dina leen daal di dalal fii nii ci ministère des sports ngir daal leen jox li nga xam ne daal moo di drapeau réew mi fàttali nag yëf yi ci bu 11h30 jotee lañ koy daal di amal Sénégal ci Coupe d'Afrique des Nations bu wàllu handball ñu jagleel ko jigéen ñi ci groupe A bi la daal di nekk ànd ak Tunisie Guinée ak ñii di waa Madagascar. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. RFM rajo askan wi. xibaar yi ñeel Tchad dañ ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi. lan ma war a doon taxawaayu mag ñi ci société bi rawatina ci jamono fitna laaj boobu nekk lu soxolo loolu kuréel gi di COMIAC di kuréel gi bokk ci OCI te ñu denk ko lépp lu jëm ci wàllu information waaye itam affaire culturelle waxtaan nañ ci ab ndaje boo xamante ne amoon na ni ki démb ci maison de la culture Douta Seck ak beneen kuréel bi di conseil national des aînés du Sénégal Oumou Kalsoum li teewee na ko. gi yore wàllum information ak affaire culturelle bu OCI moom moo lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ñooy waa conseil national bi dajale mag ñi nekk ci Sénégal ñoom ñoo bëgg a former mag ñi ci ay jumtukaay yoo xamante ni dinañ ko mën a jëriñoo ngir di mën a dox jàmm ak di saafara diggante yi nga xamante ni dafa ñagas Cheikh Oumar Seck nekk ki jiite COMIAC. atelier bi daf leen di jàngal technique gu médiation maanaam naka ngay defee bu fekkente ni conflit dafa am fooy jaar ba wax ak nit ñi négociation mëne ko bu ñu génneel technique yooyu la ñuy am ba nga xam ni bu conflit amee rek incha allah fu ñu taxaw wax dina leen dégg jàmm daal di. ci bile atelier yi nga xamante ni dangay gën a yokk seen xarañteef dana may ñi nga xamante ne ñooy mag ñi ñuy mën di ñaw diggante yi Mame Birame Faye nekk jiite conseil national mag ñi nekkee ci Sénégal. kenn wàllu kër yi dox yëpp ci Sénégal mag ñee ko yore di ko doxal. kon bon am nañu baat ci njaboot gi war di waxtaan ak ñoom ñu bañ di réer. di jéggaani leneen lu nga xamee ne bokkul ci lu ñu moom ñun. jeexital atelier de formation bi ñi di acteurs yeeg panélistes yi danañ wecceew ay xalaat xool yan yoon nañu war a mën a jaar ngir gën a gaawal lii di processus bi ay
ay digle nag daañu ko fa nas bu noppee danañ ko dëxëñ daal di ko jébbal ñi nga xamante ni ñoo di njiit yi. njiitu réew mi Macky Sall nekk itam njiital comité OCI bi war na ci fan yi ñu dëgmal daal di lancé prix média boo xamante ne ñu ngi koy jégleel kii nga xamante ne moom moo gën a fës ci wàllu promotion diine l'islam kii xamle li ni mel